di jël dernière phase u causerie yi te dernière phase bi nekk sous forme de table ronde xam naa dañ ko nar a defee noo xam ne incha allah ku ci nekk day yëkkati de manière synthétique ay idéem te liñ doon wax ci suba lépp prôné wu ci li nga xamante ni moom mooy islam waaye tamit ni nga xamante ni Serigne Touba noonu la fonke woon diine l'islam waaye nekkoon koo xam ne day liggéeyal yàlla sunu boroom ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax ñu bëgg def table ronde boo xam ne kii nga xam ne moo nekk ci sama wetu càmmooñ moom lay tàmbalee muy sëñ Fallou Mbàkke nuyu ko nuyu soxna Ndey Fall nuyu sëñ Mbàkke Sarr waaye nuyu ci sama wet gi ki nga xamante ni mooy sëñ Modou Thiam waaye nuyu tamit ki nga xam ne mooy soxna Issa ñoom ñëpp ñu bokk ci commission culturelle u daayira bi table ronde la boo xam ni je vais faire honneur aux femmes soxna Ndey Fall xam naa incha allah moom laay njëkkee li nga xam ne moom lay njëkk a defit mooy indil nu tuuti ci lu tax ñuy jël diine l'islam comme une religion de paix et de tolérance nga xam ne dana wër ndax ku ci nekk thème bi nga jël di nga yëkkati kàddu ñaari yoon donc xam naa buñ ko mënee teewlu comme temps bi may guddatul donc comme temps bi guddatul damay njëkk a tàmbale ci ki nga xamante ni mooy soxna Ndey Fall moom ci thème bi mu nuy waxtaanal première partie am mooy mu indil nu l'islam religion de paix et de tolérance bu ko defee ñu koy def ku ci nekk indi wax ñu defaat beneen passage ak le mot de la fin soxna Ndey Fall tey diine l'islam buñ koy wax daal ne diine l'islam c'est une religion de paix en quoi diine l'islam nekk une religion de paix mais aussi de tolérance vu que dans ce monde d'aujourd'hui c'est un monde qui est bouleversé c'est la fin des temps quand on parle d'islam surtout dans des pays occidentaux comme la France tout le monde pense à la violence tout le monde pense à des attentats en tout cas tout le monde pense quand on parle d'islam du mauvais côté alors que je pense que l'islam lépp lu baax la soxna Ndey Fall tey boo nu doon indil tuuti rek ci islam ni mu nekk religion de paix et de tolérance bismillah a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina sheytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun minal xajimi ilal xajimi barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi ziyaar mbokk taalibe yëpp di ziyaar suñu kilifa yi ñu bokkal jotaay bi di sant mbooloo mi yëpp ci teewlu gi di leen tubal bu wér kàddu yi ñu yëkkati ci mbooloo mi sëñ Mademba ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci laaj bu am solo bii nga laaj rawatina fi nga ko laajee ndax dañoo toll ci jamono boo xam ne boo nee islam rek loxo dar gémmiñ rawatina ci fii nii nga xam ne nii moo di France waaye islam bi nga xam ne nag mooy tiitalaate ak fitnaalaate du islam bi nga xam ne nii moom la ñu yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indil ndax wax ci islam ak jàmm du aajo xool fu sori baatu islam rek tënk na lépp ndax dafa di salaam te asalaam bokk ci turu suñu borom mi lépp di wundu jàmm te ci jàmm sax la islam sosu ndax suñu borom moo wax ni wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin
muy wax yonent bi ni ko yabalu ko lu dul ngir mu nekk yërmandeeg mbindeef yi. li koy dëggal nag mooy balaa yonent bi di ñëw bari woon na ñu suñu borom yónni woon waaye ku ci nekk ci benn communauté la yónni mooy benn tribu wala giir te am na ñu bari ñoo xam ne ba ñu demee ca mujjantal ga dañoo alak ña nga xam ne nii gëmuñu woon ci seeni xeet. waaye moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee Taïf te ñu ko doon xatal ak bundu xataal ba ko suñu borom boolee ak malaaka ba ngir mu tàncale ñaari montagne yi bu ko defee Taïf dafay daal di naax saay yonent bi dafa daal di ni déedéet ndax ñaan naa suñu borom am gi ñoo xam ne nii dañuy sosoo si ñii fi ne te bokk si ñi nga xam ne dañuy kennal yàlla ba duñ ko dendaleeg dara. lii bokk si lenn lii jëmmal tolérance ci diine islam ndax suñu borom moo wax ni walaw shaa rabbaka la amala man fil ardi kulluhum jamian bu suñu borom bu ko neexoon ñëpp dañuy daal di gëm kon du yow yaay xool ñi nga war a gëmloo ndax loolu ci moom la dépendre. boo xoolee ci alxuraan ba mu daj ak xaddiis digle yéeg lépp jikko yu rafet la ak i jëfam ak noo xam ne nii moo la mën a may jàmm fii ci àdduna waaye ak alaaxira muy lépp loo xam ne day doon yombal dund mineef bi ndax suñu borom tegul kenn loo xam ne nii àttandu ko. waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàmm ak muñalante rek la woo mbindeef yi ndax moo ne innama ana rahmatun murdatun man maay yërmande ji man maay kiy jubalaate te booy nuyoo rek ci sunna li ngay wax mooy asalaamu aleykum muy ñaanalante jàmm ndax àddina ak alaaxira jàmm moo ci mënul ñàkk loo mën ci am te amoo jàmm du la saf doo mën a jaamu yàlla doo mën a jariñ kenn du la mën jariñoo kon lu am solo la li tax sax mu wan ñu ni anam yu bari yu ñuy ñaanee jàmm bokk na ci allahumma anta salaam wa minka salaam tabaraka yaa zal jalaali wal ikram. suñu xoolee sax si ndénkaaneem bu mujj ba nga xam ne nii moom la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ca Arafat li mu digle yépp keroog ngir suñu jàmmi biir la ak biti fësal ci tolérance gu mat sëkk ni ko alxuraan saxoo lu ci mel ni maandu jëm ci ñi nga xam ne nii gëmuñu ndax rawatina boo nekkee ci dëkk boo xam ne nii doo fa majorité jëf sa diine ci jàmm dalaa war te nangul ñëpp ndax moom la yàlla digle ndax nee na lakum diinukum waliyad diin. jàmm ji ñu fiy wax nag ak tolérance dañu cee am jëmm joo xam ne mooy le symbole du pacifisme islamique mooy ki bàyyiwul benn sew-sew ci jàmm waaye lépp lalu ci kennal boroomam kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, l'homme qui a vaincu l'oppression avec sa plume et l'unicité de Dieu. kon ñu yamaleen di fi kàddu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullah. jërëjëf soxna Ndeye Fall xam naa ñu baal ma rek xaw ma ndax dégg nañ bu baax li mu wax bu fekkente ni mën nañ gën a wàññi coow li côté bii te xale yi doon kii fii nii rek ñu fexe ba xaw leen a téye tuuti rek comme yàlla dogal na li ñu dese ci temps bi bëriwul. jërëjëf soxna Ndeye Fall ci ni nga indee l'islam ni mu nekk diine jàmm ak tolérance waaye indi nga Cheikh Ahmadou Bamba daal di ci cof ne ni mu nekkee koo xam ne li ñuy naan résistance pacifique. wala islam boo xam ne jàmm lay laloo ni mu ko indee xam naa loolu danañ ci dellusiwaat ci kanam waaye Sëñ Tuubaa moom nga xam ne da nga koo indi ñëpp xam nañ ne léppam dafa mel ne tawxiid wala boo kennal yàlla sunu borom. te buñ xoolee Sëñ Muntaxaa ci déclaration màggalam gi dem na bay mettre en garde ñenn ñi nga xamante ni jàpp nañ seen bopp ay murit ci des propos blasphématoires maanaam ay propos yoo xam ne ñenn ñi dañuy jël ay yenn nitu yàlla. di leen teg ci kaw yàlla wala di leen teg ci kaw yonent bi léegi foofu laay duggee ak sëñ Fallou Mbacké maam ci sëñ Touba nin ko xamee ndax mën na nga ñëwal ci sëñ Touba ni mu kennale woon yàlla wala boog sëriñ Touba ak tawxiid ndax nit ñi dafa jot ñu xam kuy sëñ Touba ndax moom dafa mel ne fa mu ne woon weesuwul yàlla ak yonent bi abdullahi wa qaddimi rasuli sëñ Fallou sëñ Touba nan la daan kennale yàlla wala sëñ Touba ni mu jële woon yàlla ak tawxiid teg ko fa sori boo ñu ci mënee dikkal bismillah. asalaamaaleykum jërëjëf sëriñ Mademba sëriñ Touba ak ni mu kenn lay sun borom subhaanahu wa taala buñ ko bëggee xam dañuy jàng lan mooy tawxiid maanaam xam-xamu tawxiid mooy lan. tawxiid nag buñ ko waxee baatub arab la waaye bu dee ci wolof gën a dégg
mooy nga wéetal yàlla sunu borom kennal ko sorile ko lépp loo xam ne ajuwut ci moom. boo xoolee nit ki buy juddu wala boog nit ki buy dugg ci lislaam li muy njëkk a def mooy day wax baatu seede ashhadu an laa ilaaha illallaah da ngay seere na sunu borom kenn la yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mooy ndawam li mujj li mu yónni. kon boo xool day mel ne tawxiid mooy buntu ngëm mooy pas-pasu jullit. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci téere bu mu tuddee Tasuur Sixaar mu ngay jàngale ne diina ñetti xaaj la ba ca njëkk mooy tawxiid wéetal yàlla ba ca topp mooy islaam mooy les sciences islamiques mooy li may jàngale ni nga mën a jaamu yàlla mooy fiq ba ca topp mooy tasawuf. wax na ci Masaalikul Jinaan ne tawxiid ak fiq ak tasawuf mënoo cee jàpp benn bàyyi benn yëpp dafa doon am. kon tawxiid daal mooy lan wéetal yàlla sunu borom subhaanahu wa taala nga seere ne sunu borom subhaanahu wa taala moo bind jaam ñi ci kattanam moo bind asamaan ak suuf lépp loo xam ne yaa ngi koy gis ci àddina sunu borom subhaanahu wa taala ci nammeelam la ko bindee. waaye itam da ngay wéetal yàlla nangu ne sunu borom ku wéet la ci nguuram gi. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wax na ni ci téere boobu mu bind tuddee ko Tasuur Sixaar mu ne wa waahidun maa in lahu mina shaani walam yazal jalla asimi shaani. su borom subhaanahu wa taala kenn la te amul ñaareel kenn juru ko te jurul kenn. kon tawxiid mooy nga gëm yàlla xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo bind mbindeef yi moo bind lépp loo xamante ni itam mbindeef yi danañ ko mën a jariñoo. kon loolu mooy tawxiid ci diggante maanaam ci lu ma ko mën a waxee daal. bu doon ci wàllu tasawuf nag léeg-léeg nga dégg maanaam tawxiid des na ko xaaj ñaar. mooy déclaré gi nga déclaré suñu borom kenn la beneen bi itam mooy tawxiid gi gën a farlu gën a am solo mooy nag ci sa xol nga sorale suñu borom bokkaale wala lenn loo xamante ne nii yeyoo ko. waaye Sëriñ Tuubaa day mel ni moom dundam gépp tawxiid la boo déggee ci xasida yi léeg-léeg mu ne tawxiid mooy fuur xolam. léeg-léeg mu wax ne itam tawxiid maanaam tagg gi muy tagg rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam sax léeg-léeg nga dégg mu ne tawxiid wéetal yàlla ko ci dugal. wax na ci xasida yi ne sahitu anna allaaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi. dafa giiñ moom Sëriñ Tuubaa ne giiñ naa ne suñu borom seere na ne suñu borom subhaanahu wa taala moo bind mbindeef fi waaye wa anna ahmada rasulul xaqi yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mooy ndaw li mujj te moo gën ci mbindeef yëpp. waaye tawxiid googu sëriñ bi yemut ci bind ko jàngale ko waaye du ko dund gi mu ko dund nag mënees na cee bàyyi xel bu baax a baax ndax moom day du jàmbat aajoom ci kenn ku dul suñu borom subhaanahu wa taala. doomu aadama musta xam lu koy metti ci xolam wala lu koy metti ci yaramam lu mu ci mën a doon bu dee nattu bu dee gàllankoor ak lu mu mën a doon da koy seeral suñu borom subhaanahu wa taala. tawhiidam googu nag dem na ba wax ni man huka afdalu min al ihsaani min malikin aw jinnin aw insaani. mu ne suñu borom subhaanahu wa taala gàntal bu ma la ñaanee nga gàntal ma moo ma gënal teraanga joo xam ne malaaka defal na ma ko wala jinne wala nit. man huka afdalu min al ihsaani min malikin aw jinnin aw insaani. waxoon na suñu borom subhaanahu wa taala ne ko itam yaa rabbi in axtatini fa sukru wa in manaxta faridan wa sabru. bu ma la ñaanee nga may ma sant la te gërëm la waaye boo ma gàntal itam ma sant gërëm te muñ. loolu itam dëgg-dëgg tawxiid la. waaye Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu tawxiidam dafa kawe ndax boo demee ci xasida bi mu bindee yaasal bu saaraati nga xam ne bi mu xasida gi ba nga xamante ni ba mu waree la ko bind léeg-léeg da ngay dégg ndax li tax mu di ko wax mooy ba muy dem ci géej gi dafa amoon ñoo xam ne dana ko woon bindal def intervention suñu borom bindal intervention tubaab bi mu nga expliqué ko ne yow tooñoo leen woote woo jiyaat waaye nag da ngaa yor daara di jàngale wala da ngaa yor say taalibe ngir nit ñi conseil boobu ñu ko doon joxe ngir mu mën a bind lettre ci tubaab bi ngir mu bàyyi ko la jël xalimaam nag di wax ne aw kayfa arkanu li dunya mujarradatan min ba'di ma bituha fil husri wal yusri.
nee na man naka laa jëlee sama aajo nag di ko ñaan wala des biens matériels yoo xamante ne nii man sax soxlawuma ko ndax min bax di ma bixtuwaa ginnaaw ba ma ko jaayanteeg suñu borom subhanahu wa taala naka laa jëlee nag sama aajo di ko jëmale ci tubaab bi nga xamante ne ni ñoom dañoo perte mu waxaat ne aw kayfa asku li man xaroo bi bahjatiha zawi tanazuhi wa taslisi wal xusri mu ne naka laay nag jàmbatee sama aajo nag ci ñi nga xamante ne ni ñoom seeni nguur yi leen àddina takkal nag da leen a doy sëkk yitte waaye dañ koo jël taf ko ci seen dënn gisuñu loolu moom kon nag naka laay mën a jëlee sama aajo di ko ñaan ci ñoom waaye kon mun a xam nag kon ku muy ñaan aajoom nag ku muy di wax aajoom moom Serigne Touba mu ne inni ila naafihil razaaxi muxtaxirun walam akun lisiwa muxni bi muftaxiri nee na daal su ma amee aajo sunu borom mi nga xam ne mooy naafix mooy jëriñe mooy razaaxu mooy wërsëgale moom lay ñaan sama aajo waaye nag walam akun lisiwa muxni bi muftaxiri mu ne laa astaki dura lil maxluuxi mu taddiyan naka laa jëlee sama aajo di ko jàmbat mbindeef yi nga xamante ni suñu borom a leen bind min bax di kaw nii abdullahi bil faxri gannaaw ba ma seedee na nag jaamu bi yàlla la du liggéeykatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon daal Sëriñ Tuubaa ci tawhid nii la ko dundee ci avant muy dem ci géej gi xam naa incha allahu rabbi deuxième partie bi dana xam Sëriñ Tuubaa pendant l'exil naka la dundee woon wéetal yàlla suñu borom subhanahu wa taala Sëriñ Mademba. macha allah sëñ Fallou ci li nga indi ci sëñ bi ak tawxiid muy kennal yàlla gi nga xam ne sëñ bi kennaloon ko daa mel ne sax mbindam yëpp génnul loolu ndax moo ne kas bi tawxiidun wa matxu lin nabi sëñ Tuubaa nee na sama tawxiid moom mooy loo xam ne damay wéetal yàlla wala nekk koo xam ne boog damay kennal yàlla waaye tamit jël ki nga xam ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg dafa mel ne kon wane na boppam waaye daa mel ne sax layal na nit ñi nga xam ne sax ci seenu matadi ñu ngi toog mel ne luy jël yàlla sunu borom di ko tëkkalee keneen ndax boo demee ci matlabu shifaa yi ma ngi naan fa innahum wa in asawka yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad waaw nga xam ne ñoom day seenu matadi moo waral ñuy jéem a jël dendandoog yow waaye buñ xamoon danañ war a nangu ne yow kenn nga ahad ci foofu laay dikkee ndax ni nga ko indee soxna Ndey Faal indi ko ci sëñ bi indi ko ci tawxiid indi ko tamit ci l'islam bi nga xam ne dafa nekk paix ak tolérance sëñ Tuubaa yemul woon rek ci maintenant kennal yàlla daa gëmoon yàlla ba pare wëlbatiku nag engagé wu ne man maay défenseur u l'islam man maay avocat wu l'islam moo tax sëñ Mbàkke Sarr boo nu mënee indil ci sëñ Tuubaa ni mu nekkee le défenseur de l'islam wala ni mu nekkee koo xam ne kenn la ci ñoo xam ne avocat wu islam la boo nu ci mënee njëkk a dikkal. jërëjëf sëñ Mademba alhamdulillahi wa salla abada alallazi bii lana hudda bada waa ñu ngi sant bu baax sëñ Mademba bu ñu bëggee ñëw si Seexul Xadim ak défenseur de l'islam su ma ko bëggoon indi définition dama wax Sëriñ Tuubaa ak sariya ndax li ko jiit si Sëriñ Tuubaa dafa amoon ay saalihoon amoon ay xuddaam gaa yu baax yëpp mooy mu ñëw moom dafa nekk lu mu wax mu jaddit waaye nag laataa mu jaddit bi mu jaral ko lu nekk njabootam ak lépp nga gis ne daa wax na lil Mustafa nawaytu ma yu jaddidu sunnatahu qaraaru wa inni ahmadu kon lum ñëw mooy loo xam ne dafa ràppoon ndax diina dafa jooy te amul ku ko nax ndax ponkal mi jooy guddi boo déggee muy jooy guddi yuuxu te xamoo la muy jooy boo mootuwul boo wóoluwul sa der da ngay sangaat sa mbàjj waaye bi mu jooyee kenn nax ko Sëriñ Tuubaa moo jóg ne kii maa koy nax maa koy défendre moo tax mu ne kon nag man maay ñëw pour beesalaat diine moo tax waaye suñu borom dimbalawaat ko si seytaane nga xam ne li suñu borom wax ndax waxoon naa ko léegi inna ibada laysa laka alayhim sultaanu illa man ittaba min al-ghaawina nga xam ne Sëñ Tuubaa suñu borom da ko muccal si loolu ba tax moo xam ne waqat ayasahu minni bila taslitihi say an minhu ala say in minhu abada kon seytaan daal naa gi si moom ba noppi laataa bi jóg nekk défenseur l'islam ba munu si moom dara
mu mën a doog a jóg yoonam nag waa ku xam Seexul Xadiim xam ne ku fonkoon islaam la ku si ngoyoon la ku si jàppoon la ba tax mu daan ko dund waaye daan ko jëfee ba sallallahu alayhi wa sallam wax ne man yuridillahu xayran yufaqi bi diini koo xam ne suñu borom namm naa la may ak yiw wala namm na laa baaxal dalay may xam-xamu feq waaye may la nga dégg diine ba tax Seexul Xadiim maanaam ëmb gi mu ëmbaloon yiw ak ay taalibim ak ay njabootam tax mu jóg def leen ci ay téere lu mel ni tasawudu siqaar ilal jinaanillaahi si anhaari def ko 308 abyaat def ci jàngale bu am solo waaye teg ci def ko ay xasida nga xam ne képp ku ko jàng mën nga koo mokkal mu indiwaat beneen téere bi ñuy wax tasawudu subaan ila itibaahi maliki dayan def ci 701 abyaat nga xam ne téere boobu buntu ñu ko indee képp koo xam ne maanaam umpale nga Seexul Xadiim si défendre gi muy défendre l'islam boo jàngee ñetti buntu yooyu rek da nga xam ne kenn du Seexul Sëriñ Tuubaa ndax buntu bi si njëkk comme ni ko Sëriñ Fall waxee léegi tawhid la si indi ñaareel bi mu indi si fekk képp koo xam ne ba nga xam sa sañaxatul kitaab ñetteel bi nag mu indi si li ñuy wax al ihsaan jël si doomu aadama juróom-ñaari cër la am cër bu nekk Sëriñ Tuubaa indi si buntu si téere boobu mu teg si nag maanaam téere bi ñuy wax maanaam jawhu nafis fi haqdi nasl ahdal arais def ko 686 abyaat ndax question bi lu tax ma koy tontu ndax dañuy dëkkal fu ñu dëkkul dañuy waxal lu ñu waxul ndax na ay nitu bidaa lañ mu boo leen xamal kat mooy Sëriñ Tuubaa ak fu ñu tegoon si am jàngaleem ak maanaam nekk défenseur yoonu islam nekkoon réformateur waa nekkoon réhabilitation à l'islam beneen business mu nekk mu xenc woon borom xam-xam yi fi nekkoon yépp daan leen jëli seen dalil du ko indi waaye moo tax mu ne a aymatin fi fiqhi maliki wa saafihi wa anfi wa anbali waaye da daan tawasul si ñoom seeni barke moo tax mu wax ne bi malikin zil masaya saafihi abi anifatin ahmad al mahmud yallahu nga xam ne da ku nekkoon tawasul si ñoom daan barkeel si ñoom waaye dajale xam-xam ba suñu borom jox ko xam yëkkati ko jox ko xam-xam bi waaye Sëriñ Tuubaa defaat gi mu nekkoon defaat si islam jëmu son si loolu rek ndax daaw ku fonkoon julli la indi ko si ay misaal kaana yatawadda bi kulli salaatin ndax ay yéreem si waxtu julli yëpp yu yees la daan jëfandikoo waaye yére yu jógee si maanaam si am póot la daan jëfandikoo ndax fonk gi mu fonkoon islam ndax benn bés mës naa toog ak benn kilifa ndax ni mu fonkee woon noddu Seexul Xadiim si islam waxtu bi daal di jot mu mel ni da koo junj daan ne waxtu bi jot na kilifa gi daal di wax ne xaaral ma seeti diw mu ñëw noddu mu ne ko yow ana lan moo la tee noddu yow li la lislaam defal ak teranga ji mu la defal yow lan moo la tee noddu lislaam waaye Sëñ Tuubaa si nettam nee nañ bi mu jógee àll yi mu am dana fekkoon na ko mu ay yére baraada di ataaye waaye dana bëlët sànni baraada bi ataay bi tuuru moom mi tuuru kaas yi toj mu daal jóg noddal boppam ndax foo la toll si islam waaye Sëriñ Tuubaa kaana yanzilu li aadaai salaati fil falawaati wal fayaafi Seexul Xadiim moo boo gisoon tukkam musaani yeex fu mu musaan romb si ab datt mbeer ba datt mbeer xam naa Salim ñoo koy xam fu leer foo xam ne suuf su set la danaan fi jaamu yàlla rek moo fi baax moo tax Sëñ Tuubaa Seexul Xadiim tukkeem daan yéex dafay julli ñaari rakka boo xoolee maanaam bëri ànd foo jaar ñu sam fa ñeent bant mu dem ba yàgg mu nekk jumaa wala mu nekk jàkk Sëñ Tuubaa loolu daan def loolu moo nekkoon islam waaye bu mu nettali na si boobu Seexul Xadiim bi mu nekkee si nattu yi nga xam ne natt yi tar na lool ñu belal ko néegam wax na ne
fañ ko beroon dafa defoon ñeenti bant ngi defal ko jàkka ndax ni fonkoon islam ak ni magalo islam ban l'islam rek ràpp waaye ñeenti bant yooyu bañ kenn du ko fa jaar waaye bi mu toogee ak diir ka xam ne mooy jiite quartier bi dafa ñëw daal di sempi bant ya bi mu ko sempee yemu si mu daal koy dammate yemu si mu daal si teg baat bu naqari lu mu si wax laa salaata hunna wala islam na ko kat fii islam du fi taxaw waaye julli kenn du ko fi def ndax da ngaa bëgg a yàq suñu soldaar yi bi loolu amee ku ñu wax sëriñ yéeli fa la nekkoon daal di ñëw agsi daal di met lool daal na ko waaw bant yi nga dindi te kii jotoo te yow dara jàkkam la fi def ngi jaamu yàlla léegi bant yi da nga koy delloo baa ma delloo ko mu ne ko déet doo ko delloo ñu nekk fay xuloo sëñ Tuubaa moom na tekk rek tontuwul sëñ Tuubaa nee na si nettaleem nee na ña ngay xuloo takkusaan ba timis waaye nee na foofa laa bindee tënkee sama xasida gii muy rabbana axrijna min haazihil qaryatis saalimi wa ahlaha wa ij'al lana min ladunka waliya wa ij'al lana min ladunka nasiya daanaka maa ngi ko tamit raditu anil mawla taala lazi raba fuaadi wa axnaani wa akram bihi raba bi mu bindee ba toll sa xase gi loo uktub salaatan maa salaamin bi alihi wa ashaabihi wa ajal bihi masjid rahba nee na si saasi rek la ko suñu borom wuy na ko sa ñaan googu doon ñaan nangu nañ ko mooy jumaa ju mag gi sa njaareem biñ doxee diir ak at bi mu ñibbisee sëñ yéeli sëy àndat ak sëñ ma Lamin Jóob ak si doon ko ziyaare si mu ne ko sëñ yéeli mu ne ko Mbàkke mu ne ko jumaa ji naka la def ak jàkka jee sëñ yéeli si daanu leer na ko jumaa ji de gee sax matu ko ak pantre kon Seexul Xadiim musul dëñ si maanaam jaamu yàlla waaye lii dama si taxaw sëñ Moodu Fari xaari ñang moo ko nettali li waral tey maanaam julli géej gi sëñ Tuubaa fi mu tegoon islaam nga xam ne bu ko defutoon tey lislaam raaf na ba faw ñu ñëpp dañuy dem naari nee na bi mu nekkee si xat-xat yi ñu ber ko dafa am benn nit koo xam ne ñu daan conseiller tubaab bi waaye ñu nekk ñoo xam ne ñu dégg diine lañ wa ilaa ñu nekk ay kéeféer sëñ Moodu Xaadim moo koy nettali waaye bu nekkul ay kéeféer tamit maanaam nekkoon nañ jullit yoo xam ne ñu dégg diine lañ daane ko nag bu ngeen dajeek nit ku mel nii bu fekkee ne maanaam dangeen koo bëgg a maanaam li ngeen bëgg ngeen am ko si diggante ma suñu borom da ngeen def lii ñu ne ko ñun kat sëñ bi pexal nañ ko ay pexe waaye saa bu ñu ko tëjee ci waxtu julli jotee mu ne peut-être te kenn du xam fu mu jógee ñu ne ko nag léegi nooy def mu ne da ngeen ni ut benn soxna teg ko fi nga xam ne saa bu waxtu julli jotee dana génn waaye nag ngeen tànn si muxtaar bi muxtaar nag ñaar la al waxtu muxtaar al waxtu daruri ngeen tànn waxtu bi gën a gàtt mooy al muxtaar kon ngeen tànn waxtu bu gën a gàtt muy takkusaan muy salaatul asri bu ko defee bu waxtu bi jotee ala kulli alin Seexul Xadiim du julli te jàppul bu ko defee ngeen taf ko soxna si saa bu génnee soxna si jonj ak moom dan li ngeen bëgg dana ko am léegi nag Seexul Xadiim ñu def loolu li ko leen conseil wax mu julli tisbaar ba noppi kenn yàqulu ko julleem moo xam ne kon booba nekk ñoom salaatu as lañuy xaar julli tàkkusaan bi julli tàkkusaan jotee nag sëñ bi saa bu jàppee ñëw rek soxna si jonjoog moom jàppale yàqu ba waxtu bi xat lool ndax tàkkusaan waxtu bi dafa xat léegi nag sëñ Modou Faye xale nee na sëñ bi nee na si lañ ñaan suñu borom na ko naa sànni dal bi si géej gi bi mu ko sànnee daa di julli bi mu jullee waxtu bi ba génn daa di wax na sëñ Modou xale lii bu ma ko defoon li ñu bëgg si man dañ koy am waaye lam sa teg moo gën a doy waar daana ko moo ne de bi ma tubaab bi jëlee Mbàkke baar yi ba fii ma sànnee dal bi dafa ma lu lislaam di tax di ma sante may sax sama jàpp kon sëñ Touba nii la defaan lislaam kon sëñ Mademba ñu ngi yemale foofu kàddu gi ba si kanam jërëjëf sëñ Mbàkke li nga ubbee rek doyoon na sëkk mooy lil Mustafa nawaytumaa yu jaddudu ndax xasida goo xam ne boo demee ba ca fin ba da nga ca fekk bayit bi muy diinun siwaa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu
kon dafa mel ni sëñ bi moom l'islam rek a ko ñoroon ba mu koy défendre te it ku xool sànq déclaration bi nga xam ne sëñ Saliou moo ko defoon 1993 loolu dafa law ba ci njabootam yi ndax sëñ Dan bi muy def sànq déclaration bi discours bi da ngeen gis ne sëñ Saliou mi ngi doon wax 1993 ne maa ngi yëgal mbooloo mi maa ngi ci diine l'islam te duma ko booleeg dara lu dul moom nag awma ci defar awma ci yàq doonuma ca dara donc dafa mel ne sëñ bi moom foofu mu toll njabootam sax foofu lan tolloon muy défendre diine l'islam waaye diine l'islam googu sëñ bi mu koy défendre it dafa am nu mu ko défendre mooy da koo défendre ànd ak i teggin ndax ay teggin mooy lépp ba sax yoonam wi am na fu mu sori foo xam ne bu ko soree daa mel ni ay teggin moo ko lal ndax sëñ Tuubaa nee na samay magasin weesuwul téere bi yàlla bi sunna si yonante bi ak li nga xam ne mooy teggin kanzi al kitab wal hadis wal adab laa jamhu fiddatin wala jamhu zahab sëñ Mourou Thiam religion islamique bu nekkee religion de soumission dafa mel ne am na loo xam ne faw nit ñi bàyyi ko xel mooy le fait de prêcher la bonne intention la bonne parole bon doon diggal ci diine l'islam noonu nga xam ne dafa fonk kaddu gu sell waaye tamit yéen ju sell rawatina ci njàngalem sëñ Tuubaa loo ñu ciy indil baaxee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين بسم الله barke borom Tuuba mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax ci nuyoob lislaam tamay assalaamu aleykum wa rahmatullah waa sëñ Mademba xanaa tontu sa laaj bi maanaam lislaam ban cër la jox kàddu bu rafet kàddu bu sellu wax ju rafet ak yéene bu rafet loolu daanaka mën nañoo wax mooy lislaam ndax boo xoolee rek ci firnde yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawa nee na jëf yëpp nee na ci yéene rek la nekk nit ku ne la nga yéene ngay am loolu it doy na ci firnde boo xoolee piliers yi nga xam ne mooy les piliers de l'islam ci mel ne julli woor natt azak aj màkka yëpp booy xool farate ci njëkk yéene la nga xam ne yéene mooy buntub lépp balaa jëf di am faaw nga yéene moo xam sangu janaba ak lu mën di doon maanaam buntu ba yéene la boo xoolee daanaka suñ yoon yi murit rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax Cheikh Ahmad Bamba cheikhuna ak rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim biddaasi faqat maanaam sa taalibe yi bu leen yar keese ci jàng waaye nang leen yar ci yitte ju kawe ndax yitte ju kawe yéene la am murit maanaam foofu lay nekk maanaam day am ay yitte ne man fii laa bëgg a nekk te loolu yéene la buñ xoolee Cheikh Mouhamadul Muntaqa doy na ci firnde moom it ndax boo xoolee bi mu nekkee ci xilaafa gi ba léegi maanaam teg na fi ay projet yu baree bari jëwrin ma ngi ko doon junj léegi maanaam ci tàmbali buy teg projet nit dan naan kii moom xanaa xamul projet bi muy teg maanaam ndax ni mu rëy waaye boobu xoolul lool xëy na aaye subhanahu wa taala la dégg ne jëf yëpp mu ngi ci yéene te am murit ci Ahmad Bamba foofu la nekkoon nit da ngay am yéene rek maanaam ba pare dox jëm ci suñu borom jàppale la ba ca des li koy firndeel mooy xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax man hamma bi xasanatin fa lam yaamilha katabaha allahu indahu xasanatan kaamila nee na képp koo xam ne da ngaa yéene mbir waaye yéene nga ko waaye jotoo koo def xëy na am nga gàllankoor maanaam moo xam da ngaa faatu wala la nga doon yéene bu dee loo xam ne loo bëggoon def ci alal la alal ja nga doon yaakaar ñëwul maanaam ba faroo ko réaliser daal nee na xamal ne sa yéene ju rafet jooju yàlla suñu borom subhanahu wa taala da la koy bindal ay yiwu mat nga xam ne kon boo amee yéene ju rafet dox jëm ca même bu sottiwul mbir ma suñu borom yéene ja la lay fay te moo ko jëf-jëf ja yéene yam ab àtte rek wala yéene yam ak pay nga xam ne kon diine islam lépp yéene la beneen bi ci des mooy wax ju rafet loolu moom daanaka mooy lislaam daal ndax boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom maanaam ñi nga xam ne noonu la doon tuubloo nit ñi lépp ci lislaam la wax ju rafet
ndax boo xoolee suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha saabitun wa faruha fi samaay muy wax ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax xanaa gisoo ni ma jëlee misaal ci kàddu gu rafet maanaam parole yu agréable nee na ni ma koy misaale nee na day mel ne ak garab boo xam ne garab bu neex la bu teey am ay fruits nga xam ne racines yi day dëgër loor ceer yi nga xam ne day jëm côté bu ne nga xam ne garab gu neex a féex loolu lay doon ba pare am ay fruits yoo xam ne yu neex a xew loolu lay doon nga xam ne kon kàddu yu rafet suñu borom mooy wax nii kon nga xam ne suñu borom bu demee bay misaal loolu kàddu yu rafet nga xam ne kon kàddu yu rafet am na solo mënut a ñàkk ci lislaam loolu la yàlla tamit waxaat na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi l-amri fa ida azamta fa tawakkal ala allah mu nekk da nga xam ne kat maanaam nit ñi boo demee ba am leen maanaam ngay mën a wax ñu dégg la na nga xam ne ci yërmande yàlla la waaye ci sa nooyu xol ak sa wax ju rafet ci ngi leen ma amee nee na bu doon da ngaa nekk maanaam yor xol bu dëgër bu wow nga xam ne booy wax rek da ngay ñàngal ndax am na ñoo xam ne maanaam lu baax la ñuy def ci lu baax la ñuy woote waaye nañuy waxee xëy na kàddu ga rafetul loolu la yàlla doon jàngal yonente bi ne ko sa wax ju rafet ak sa teey ak sa dal moo tax nga mën leen a am ba maanaam conquérir seeni xol lu ko may booy wax duñ la déglu sax moo tax lam ca teg nee na bul yam kase ci wax ju rafet ji waaye del diisoog ñoom ci mbir yi waaye nag boo demee ba doo ko xam nga yónnante bokkut ak nit ordinaire yi am na information yoo xam ne moom rek moo koy am bu demee ba diisoog nit ñi ba am yenn information yi nag boobaa mooy jël ay décision nee na bu boobaa na nga wakiirlu ci yàlla xam naa liñ ci jotoon noté bari na waaye gis ne temps bi xaw naa xat dañuy yamale foofu rek ba jaaraat ci beneen tour asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Modou Thiam ci li nga indi mu mel ne bu ñu xoolee sax ci xasida sëñ yi moom Nahju Hadaayil Haaj nekk na xasida goo xam ne lépp ay teggin la waaye même bu ñu demee ci alxuraan remonté dinañ gis ne ci sóoratu Xujuraat yàlla sunu borom lu ci bëri mi ngi koy digal jaam ñi bu ñuy jëflanteeg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy nag wax wala information wala intention dafa doy waar ba nga xam ne ci suraat boobu yàlla ma ngi cay waxe naan yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasixun bi nabayin fatabayyanu kon dafa mel ni lu ci bëri yàlla wax nañu ko ñun xëy na ñoo dul gëstu pour wax ne ndakate yéene lu baax ak wax lu baax lu ama sol ci diine la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dee leen wax lu baax te noppi kon foofu laay duggee ñëw ci soxna Issa ci liñ fi jot a dégg nii rawatina bu fekkee introduction la ak soxna Ndeye Fall ci islam religion de paix mais yemu ci l'islam aussi est une religion de concorde c'est une religion de communauté et d'unité si on doit parler de l'islam en France par exemple comment peut-on considérer cette religion comme une religion de concorde et surtout revenir un peu si c'est possible sur la loi de 1901 ou bien qu'est-ce que cette notion d'association religieuse est permise par exemple en France avant qu'on revienne pour un deuxième tour sur le fait d'éviter les amalgames et les extrémités soxna Issa bismillah auzu billahi min asheytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min asheytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatini wa a'uuzu bika rabbi yahduruni bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu tey ziyaar ñëpp ñi fi toog te di tuub bu baax a baax ci kàddu ñuy yëkkati je vais un peu essayer de répondre à la question que Serigne Mademba a posée tout à l'heure. On a bien vu que durant l'exposition, on a bien soulevé certains points sur l'islam, avec Sokhna Ndeye Fall qui a parlé de l'islam comme une religion de paix, mais aussi Serigne Modou Thiam qui a parlé de l'islam comme une religion basée sur le bon comportement et les bonnes manières.
puisque nous sommes tous en France, il est essentiel de se poser la question, surtout avec le contexte dans lequel nous vivons, se poser la question sur l'islam et la concorde et comment l'islam voit la vie qu'on doit avoir en communauté. Donc, l'islam prône déjà de vivre ensemble. Et en exemple, on peut prendre directement sur le Coran. Quand Allah nous dit ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez mutuellement, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et ce verset invite à la connaissance mutuelle, laquelle implique la coexistence entre tous les hommes, en s'éloignant de tout fanatisme lié à l'origine, à la couleur ou à l'ethnie, et en affirmant qu'un individu n'a de supériorité sur un autre, si ce n'est par la piété. Et comme l'a bien dit mes prédécesseurs, sur les différentes valeurs qu'incarne l'islam, il se pose donc la question de savoir comment vivre sa foi musulmane en harmonie avec les lois et les règlements du pays où nous sommes actuellement. Donc l'islam prône le respect et le vivre ensemble. Donc le vivre ensemble est basé sur la tolérance qui elle-même se différencie de l'uniformité. Donc le fondement de la tolérance selon l'imam Ghazali est la compréhension du pluralisme, c'est-à-dire pourquoi le monde est tissé de différences et pourquoi nous devons accepter ces différences-là. Et comme l'a bien dit Sokhna Ndaifa tout à l'heure lors de son exposition avec un extrait de la sourate Yunus, où Allah nous dit « Si ton Seigneur l'aurait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Et c'est à toi de contraindre les gens à devenir croyants. » Donc le concept de coexistence religieuse entre les musulmans et les autres repose sur un principe majeur qui est la liberté et la tolérance, qui reconnaissent les droits et les libertés de tout un chacun, la liberté de croire en une religion ou non. Et c'est ce qui est confirmé dans le Coran, dans la sourate 2, verset 256, donc la sourate Baqara, nulle contrainte, où il dit nulle contrainte en religion. Et il dit ensuite, la vérité vient de votre Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. Donc vivre en communauté, c'est respecter les limites de liberté des autres et savoir qu'on ne peut contraindre ou juger les autres selon la loi de notre religion selon la loi de notre religion à laquelle eux, ils ne croient pas. Donc on ne peut pas juger ou contraindre une personne à respecter les lois islamiques ou le juger selon l'islam alors que lui-même, il n'est pas musulman. Et dans la sourate Al-Kafirun, la sourate Al-Kafirun constitue aussi un modèle dans l'enracinement de la coexistence, en particulier avec le verset où il dit « Lakum dinukum waliyadin ». Et ceci est donc une reconnaissance explicite dans le Coran de l'existence d'autres religions et donc d'autres croyances qui impliquent la nécessité d'entretenir avec leurs adeptes et de leurs relations fondées sur la tolérance. Donc, pour le début, pour cette première partie, c'est ce dont je voulais parler, essayer de montrer qu'il a été déjà suggéré par l'islam de vivre en communauté et il nous a donné des suggestions et des conseils à suivre pour pouvoir vivre en paix avec d'autres gens avec lesquels on n'a pas les mêmes croyances. Et ceci dit, si on est dans un pays comme la France, où on parle souvent de laïcité, de liberté et tout ça, il est important parfois de faire des éclaircissements sur certains mots, de connaître leurs définitions et de savoir ce qui nous est permis de faire, ce qui nous est permis de faire religieusement dans ce pays sans pour autant entrer dans trop d'amalgame. Donc c'est ce que je vais essayer de développer dans la seconde partie.
Je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci beaucoup Sokhna Issa pour cette contribution sur donc l'islam en France, une religion de paix mais aussi de concorde. Vous avez montré que on peut vivre en communauté en France, on peut faire ses pratiques religieuses en France, mais tout en respectant les lois et règlements du pays. Donc je disais tout à l'heure que Sokhna Ndeye Fall avait entamé donc l'islam comme une religion de paix et de tolérance. Et on avait donné comme exemple de quelqu'un qui vivait son islam de manière pacifique, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc la deuxième partie, Sokhna Ndeye Fall, c'est de nous montrer comment Cheikh Ahmadou Bamba peut être considéré comme l'âme de la non-violence. Surtout qu'il y en a qui ont fait des résistances pacifiques, comme Mahatma Gandhi ou Malcolm X. Comment on peut connaître, ou bien comment vous pouvez mettre en exergue cette non-violence-là de Cheikh Ahmadou Bamba, surtout dans ses écrits et son cheminement spirituel. bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëñ Mademba dañu ne Sëriñ Tuuba ak jàmm ndax ci diineeg lislaam dañu ne Sëriñ Tuuba ak jàmm ndax ci diineeg lislaam ki nga xam ne nii moo yeesal si sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jël léppam moo di Sëriñ Tuuba comme ni nga xamee ni noonu la ko sëñ Mbàkke Sarr waxee léegi noonu la tegee yoonam bi di yoonu murit ci jàmm ndax nee na ci téere sëñ Alaaji Mbàkke bi di garab ak Tuuba am na ku mës a ñëw ci sëñ bi ne ko ndax xam nga lan mooy jàmm waa ji ne teg sëñ bi ne ko jàmm mooy jaamu yàlla ndax barab bu ñu dul jaamoo yàlla bu fa jàmm yendoo it du fa fanaan te mu fonkoon jàmmit ba itam boobu mu naan ijal salaamatan taduumu yaa salaam li yaawali la yàlla fi daari salaam ba ñu koy jiiñ jixaat it dafa ni dëgg la man damay jixaat waaye ci xam-xam rek laa ko teg ak ragal yàlla mu nekk ci xaalul yarkan naan fa xultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala sturaadi xayral xilmi wa diini ci loolu nag ci la sax ba am ci ndam lu rëy li nga xam ne nii moo ñu dajale fii tey ndax Sëriñ Tuubaa li ñu war a xam mooy njëkkul def résistance fii Sénégal waaye gis na ni Albury def na résistance waaye armée la def te ma nga mujj soom Cheikhu Ahmadou it woote woon na ab résistance waaye ca exil ba ca la des tax mu dëgmal yoonam wii woote jàmm ndax nee na gisul ci àddina loo xam ne nii moo gën jàmm te gisu ko àllaaxira it mu dëkkoon nit ci di tegtale loo xam ne nii moo koy maye li lay waral ba ci tukki bi mi ngi bi nga xam ne nii dañu ko tuumaal tooñ ko àtte ko yóbbu ko ba nga xam ne fanweeri at 30 ans yu mujj ci dundam bi yëpp ci ay loxo noonam wala loxo tubaab bi la ko nekk waaye mosu leen a mere mosu ta xalaata fayu donte metti woon na torop ndax dafa dëkkoon ci ne ba ndogal yi neexee suñu borom la ko noppee naqari ndax la ko daree Mbàkke Baari jàll Ndakaaru yoonu géej gi ba Maayomba amul fenn foo xam ne nii gis na fa noflaay te du tax mukk mu jug ni day jixaat wala day fayantoo ak ñoom du jàmbat mukk te noonu ya àggoon nañ ci di ko buusu seeni logi tuppoon ak seeni ñaawteef teewul da leen jéggal mañ bu baax teewul da leen a jéggal ba noppi di leen ñaanal métit nag weesuwul bàyyi njaboot ak est-ce que waaw macha allah jërëjëf soxna Ndeye Fall ni mu indee ni sëñ bi nekkoon koo xam ne résistance am bépp c'était une résistance pacifique wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal ndax yëf yi waaj na ko waaj goo xam ne am na foo xam ne bu fa yegsee moom faaw lii am ndax ki nga xam ne dañ koo tuumaal yóbbu ko
soreel ko njabootam soreel koy këram indi la musunu laa wax fu nu la jëmee musunu laa wax loonu def musoo leen a wax kañ laay tàqalikoo génn ñu defee ne da ngay fayyu dem ba ne la carrément yow loo nar nga leen dara naruma dara lu dul jàmm ñu toog daal ne la kon marabu merci merci googu sax Sëñ Tuubaa da koo jël bind ko xasida waaye moom merci gën jël di ko merci remercier moom dafa jël merci googu di ci remercier yàlla sunu borom kon kennal gi dafa dellu si waat moom nag da doon bëgg a dugg ci xafawtu anil ahda i turran li wajhi man gi Sëñ Tuubaa wax ci muqaddimaat mooy dikk ñëw daal di leen jéggal ba pare day ñaan sax yàlla sunu borom mu jéggal leen ñoom ndax Sëñ Tuubaa boo ko doon indil lor day naan yàlla lor gi bu mu ñëw ci man waaye ki indi lor gi bu mu dellu ci moom de jéggal ko mu nekk jikko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam afawtu googu mu wax noonu bëri na ci xasida yoo xam ne indi na ko ndax indiwaan na ko ci midaad yi afawtu ani ahdayi turan li wa ci man afaw ani ahdaari ci midaad yi astaghfirullah indiwaat na ko ci yu bëri da ko ciy indi kon ñu ngi jaajëfal ki nga xam ne moom mooy soxna Ndey Fall boo demaatul damay kii de da nga dem waaw baax na ay maa ngi tub bu wér-wér waa mooy li nga xam ne mi ngi ko doon wax rek naan nga xam ne samay njaboot tas nañ samay kër raaf te lenn waralu ko lu dul liggéey bi nga xam ne nii moom laay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si li mu mujj it mooy jéggal leen ak di leen ñaanal comme ni nga xam ne moom la ko sëriñ Mademba waxee rawatina bi mu koy wax ci xasida rab bi ci yaa maalikal mulki yaa man jallaan xawadir irham jami alwara yaa xaadiyan radaa di si ñaanal moo leen mindee fi xasida yu bari it mi ngi siy ñaan jàmm ak lépp lu ko mën a maye lu si mel nii ci sindiid di Matlabu Fawzeyni Chifaaye ak yeneen du jeex ci anam yu wuute yoo xam ne nii neex naa jàng te Serigne Touba li ñu war a xam mooy ñàkk moyen terewu koo jixaat ndax ba muy dem ba àgg jeewal sa ñu ngi wax naan ñu ngi ko naan tey ngaa fetal jixaat mu naan banaa ko kon amoon na moyen financier donte dabul tubaab bi amoon na force humaine tamit boo xam ne pare woon nañ ngir jàmm ak loog ak tubaab bi ba tubaab bu ñuy wax Antoine Marc Lassalle bu seedee lu ni mel ci moom ndax mi ngi wax naan les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh. kon Serigne Touba donte njëkkeewul def li ñuy woowee résistance pacifique gis nañ fi ñoom Gandhi Martin Luther King ñu mëne ay combat yu noble waaye résistance pacifique bi nga xam ne nii islamique la bi sëriñ bi def moo delloo jullit ci seen diine ak seen dignité ci sow jant ak fépp ma leen di tubalaat bu wér. jërëjëf soxna Ndey Fall macha allah moom macha allah ci ni mu indee deuxième partie bi xam naa ci foofu rek la ñuy duggee tamit ci ni Sëñ Tuubaa nekke woon koo xam ne résistance am c'était une résistance pacifique ndax inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa sama résistance c'est par la science et par la foi léegi science ak foi boobu noonu dafa mel ne géej gi sax ak yoonu géej nga xam ne moom la ñuy màggal tey sëñ Fallou sànq yaa ngi wax Sëñ Tuubaa ak tawxiid waaye dafa mel ne am na kennal gum kennaloon yàlla sunu borom sax ci yoonu géej gi ma am koo xam ne weeru koor bu jotoon ni mu ko bind ci xaside yi xobu garab ngay jël di ko mën a ndoge ba weer wi jeex nga enchaîner ak souffrance yi ñu yóbbu la ci forêt équatoriale parce que Gabon ñëpp xam na ne presque toute l'année day pleuvoir ci équateur la féete waaye am ay mouches zété yoo xam ne mouches yu sabb ci sa kaw la ba faatu ñu yóbbu la isolé la li muy wax sànq naan diviser say maison diviser ñi nga xam ne mooy sa famille xusuur yi xalat wal ahlu ani tafa limati lazi anhul maddiqu xasiru sëñ Fallou nan la Sëñ Tuubaa doon kennale yàlla sunu borom ci tukki gi. jërëjëf Serigne Mademba ci question bu am solo bi nga laaj mooy nan la Serigne Touba dundee wéetal yàlla ci tukki bi liñ mën a xam mooy
ni war a njëkk xam mooy daanaka nag tawxiid moo ko yóbbu ci géej gi moom sëriñ bi ndax boo xoolee lim doon woote mooy abdullahi xadimu rasul yi loolu mooy identité bi nga xam ne moom la mas a déclaré jaambub yàlla waaye itam doon liggéeyaa kono rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li tax ma ne nag wéetal yàlla moo ko yóbbu ci géej gi mooy la nit ña nangu woon ba tax ñu am seen liberté loolu yi la bañ moo tax mu ànd ak tubaab bi pendant 7 ans 9 mois ci géej gi waaye tawhiidu Sëriñ Tuubaa ci yoonu géej gi dafa doon loo xam ne da koo dund ndax mbooleem koo xam ne tubaab bi mas na la fay jële exil la dana am àq ak yelleef yoo xam ne dana la ko bàyyi mooy dana la may nga ànd ak say mbokk walla nga am ñoo àndal Sëriñ Tuubaa tubaab bi waxoon na ko ne man nga ànd ak fukki nit 10 personnes waaye mun na leen fukki personnes yooyu ngeen ma may de jaru ko waaye man na ma demal sama bopp kon loolu dafa mel ni kon dañ koo laaj na ko kon boo àndut ak nit ñi ñan nga àndal mooy rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hina adur ñi may àndal daal mooy téere bi yàlla bi suñu borom subhanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daa mel ni kon yooni géej gi doon tawhid moo ko ci dugal kon waaye ci xasida yi géej gi léeg-léeg da nga dégg muy wax di melal suñu borom subhanahu wa taala ak kennal gum ko kennal boo demee ci xasida wasilatu rubuh da nga dégg mu ne allahu rabbi laa ilaha xayruhu wa jaani minhu taala xayruhu suñu borom daal mooy buur bi nga xamante ni amul benn denandoo waaye mu ne lahu taala sarmadan kulliyati moom daal ci laa wéer sama lépp nag ci suñu borom ci laa ko wéer te lii bi mu koy bind ci géej gi la nekkoon lahu taala sarmadan kulliyati sama aajo sama tawat lépp ci suñu borom subhanahu wa taala laa ko wéer wala azalu taiban min firyati te duma dañ mukk nag di tuub sama bàkkaar yi lu ay bàkkaar la ko tuddee ak ay ñaawtee fu mu la ko tuddee waaye mu wax ne loxo masir ya maaxal bu xóor yi wa arte ji awbaten sajoor yi mu ne loxo masir ya maaxal bu xóor yi nag mu ne ngi may dem ci géej gi nag ànduma kenn wéeruma ci kenn ku dul suñu borom subhanahu wa taala waaye wa arte ji nag mu ne maa ngi yaakaar nag awbata sajoor yi yool boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dana ma ko fay dana ma ko fay ci dëkk bi ma tukki mu waxaa ne huwa wali yi war a jawtu minhu sunu borom daal laa wéer sama mbir yëpp ci suñu borom laa ko wéer war a jawtu minhu maa ngi yaakaar ci suñu borom itam kaw nii raadiyan war a tuwaatu ànd ko di ko gërëm mu di ma gërëm waaye mu waxaa ne xanik tuba a yaa raqibu yaa xatiit wal tashhada lii hinda rabbina shahid mu ne ñaari malaaka yi nga xam ne mooy raqib ak xatiit nga xam ne ñooy bind jëfi jaam ñi mu ne na ngeen seere yéen raqib ak xatiit mel ne dañ koo laaj na ko loolu ñuy seere mu ne inni aqulu bi lisaani kaatiba bi xalami wala azalu taiba na ngeen seere ni man sunu boroom samay wax man Sëriñ Tuubaa samay wax bind naa ko mel ne dañ koo laaj lan nga bind mun a xawliya laa ilaha illa allah muhammadun arsalahul ilah samay wax daal mooy Sëriñ Tuubaa samay wax daal mooy sunu borom subhanahu wa taala kenn la amul benn buur bu yooyu jaam bu dul sunu borom muhammadun arsalahul ilah te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kii nga xam ne moom la mujj yónni waaye mu teg ca leen nag lu yéeme ndax dafa giiñ bind gum ko bind doyu ko mu yaa dafa xam ne billaahi amantu seere naa ci yàlla waat naa ci yàlla ne amantu gëm naa sunu borom subhanahu wa taala wa qad raditu bihi te it gërëm naa ko gërëm naa ab dogalam waaye wa anhu mu dugalaat ci yonent bi ne gërëm naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mu ne wa bii xaniitu suñu borom itam ci moom laay woomale suñu borom itam moo ma woomalal moo ma may ay xéwal waaye kon li nga ciy gisee mooy sëriñ bi différence bi mu def sunu borom subhanahu wa taala ak yonent bi li muy bëgg-bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam musu koo tawat musu koo jàmbat dara musu koo ñaan dara li Sëriñ Tuubaa di bëgg-bëgg yonent bi musta jël xilimaam ñaan yonent bi dara ko lu muy ñaan sunu borom la koy ñaan waaye musta ñaan sunu borom dara te deful tawasul ci yonent bi
mooy musta ñaan yonent suñu borom dara te ñaanu ko ci barkeb rasulillahi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg nga dégg da nga koy dégg ci xasida yi wajhal bi jaahil muntaha hayaati yu mel noonu maanaam yu bëri da nga ko dégg lum ñaan ko ci barke bi yonent bi waaye du ñaan yonent bi dara ndax ki jox yonent bi mooy kiy joxaate kon loolu la différence bu mu def ci entre bëgg gi mu bëgg yonent bi ak tawxiid gi nga xamante ni moo nekk ci xolam ci digganteem ak sunu borom waaye ci biir géej gi dugg naa fi ñaari biit yoo xamante ni maa ngi ko dindee ci xasida ala inna ni usni nga xam ne mi ngi ko bindoon lamber na ci bi muy bëgg ñibbisi mu wax ne fa man zanna nii min fii xurbati zaata zalzulin ila xayri muxnin waasiin foo xadd xame nee na ku njortu daal ne ci sama tukki bii dinaa yaakaar keneen ku dul su borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy waasix mooy muxni mooy aji yaatu jote moo aji womal ji nee na foo xadd xame nee na kookii day amul leeru xol mu ne loo astaki dox fii sunu borom laay jàmbat sama néewu kàttan wa faqri ak sama ñàkk suñu borom laa koy jàmbat wa xurbati tukki bi it moom laa koy jàmbat waaye wa arjo ruju yi ci suñu borom it lay ñaan ak dellu si ci Tuubaa ak Daaru Salaam haajilan xayra mun xami nga gis na kon durant ci exil bi yëpp saa su ne day kennal suñu borom subhaanahu wa taala ndax foofee ca Gabon amoon na yer moo xamante ne nii pour boo xam ne dugaloon na ko fa wala xaalis sawara yoo xam ne nii defoon nañ ko ci moom Serigne Touba ban ko fa defee malaayka yi yonent yi suhadaaw saalihiin yi kenn ku ne fekk na ko fa bëgg koo sauver waaye ci tawhiidam ak xam gu mu xam suñu borom subhaanahu wa taala da lay laaj na la ñëw nga de bëgg maa sauver waaye ndax si ndigalul bopp nga ñëwee wala si ndigalul suñu borom subhaanahu wa taala mu ne ko dama ñëw ci sama ndigalul bopp mu ne la kon matu kon ndax sunu borom mi ngi lay gis mi ngi may gis mi ngi gis tubaab bi jafe-jafe ak nattu ñu may teg malaaka yi ñëw yonent yi ñëw xutbu samaane yi kenn ku ne ñëw waaye gis nga soxna jaaratullahi ma Mariama Buso moo ne sëq ci ay mbaggam génne ko na ko demal nga wéyal liggéeyali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga sëriñ bi ba ñu ko xamee ci ak ndawam ba ñu ko noppee gis musta jël yaakaaram wéeku ko kenn ci kudul suñu borom subhanahu wa taala jërëjëf sëñ Fallou ci ni nga indee sëñ bi ni mu wéetaloon yàlla sunu borom ci tukki gi ndax ci tukki gi biñ ko daal laaj naan ko yow lan mooy sa force ba maanaam loo def réussir ko daf leen sama force mooy lumière divine ak lumière prophétique mooy irriguer sama xol looloo tax mu ne musuma jéng jëm ci keneen ku dul yàlla sunu borom lam yemil këlkëli li xayri ilaahi wali rabbi xawlinti hawa samaa yi waaye sëñ Mbàkke sànq bi nga indee li nga xamante ni moom mooy Serigne Touba défenseur de l'islam daa mel ne ci diine l'islam booy ñaan te ñaanoo ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla du ko nangu mu mel ne sëñ bi sëñ Fallou cofaale na ko mooy sëñ bi lu mu daa wax bu tuddee yàlla rek da ngay gis ne sangam bi la cay teg wa sixtu bi rabbil arsi zil juudi walan fi maal Mustafa alallahi man li qaada bil Mustafa charaa tawakkaltu abdan qaadiman la ara charaa kon dafa mel ne diggante yàlla ak yonent bi daal la sëñ bi doon baajee kon boo nu doon indil ndax Umar ibnu Abdul Aziz moo njëkk a nekk mu jaddid indil nu sëñ Touba en tant que mu jaddid ak sëñ Touba bëgg gi nga xam ne bëggoon na ko Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. jërëjëf sëñ Mademba si question bu am solo bi su ma la bëggoon tënkal daal Seexul Xadiim ak prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama lay delloo si bayt bi nga tudd léegi ak lim ko jaraloon muy xusóor yi xalat wa ahlu ani tafaraxat di madhi lazi ahnu madiyu xasiiru ndax njabootam tasaaroo nañ njabootam wéet mu ñàkk lépp ngir lan tàgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi des mu jël xaaj dundam ji juróom benn si ñaar muy salaatu sita bi madhi sita taatihi batamaay tisaay juróom benn weer yi yëpp muy julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom benn weer mu jël ko di ko tagg kon kooku ànd ku mës a dégg ko wax lii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye da ngay gis mu wax ne moom
ilallahi bil qur'ani wa sunnati lati hadat ni saraftu kull wal xalba xaasiyon kon moom ginnaaw yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko ñëw alquran ak sunnatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye jihaad ci barkeb si alayhi wa sallam def ko si xam-xam ak ragal yàlla inni ujaar bi xulookum wa bi tuxaa kon def ko si ay teggin comme ni ko waxee woon waaye indil ñu ay yoon képp koo xam ne maanaam danga bëgg a joon si jaar si yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mucc fii te mucc ëllëg daanuy defal nag ay ndénkaane sëñ Tuubaa fii la tegoon sunna ku fi nekk moom nga àndal ku fi nekkul suñu nga Seexul Xadim wax nañu nag bëgg gi mu bëgg sallallahu alayhi wa sallam moom day tegu si ay ndénkaaneem tegu si ay bàyyi si ay tereem moo xam ne maa ngi leen ñuy dénk képp koo xam ne aju la si man na nga góorgóorlu si sax si njub boo xoolee Seexul Xadim baatu njub la njëkk a jiital si diggante moom sallallahu alayhi wa sallam si diggaane ko ay taalibeem ak képp koo xam ne yaakaar nga ko laa rayba fihi huddan lil muttaqiina keroog bés sëñ Fàllu Mbàkke laajee Seexul Xadim doon ko abbu la ñuy wax xaamoos mooy dictionnaire bu la baat jafee da ngay dem xool dictionnaire ginnaaw bi ko Seexul Xadim joxe dana ko xawma loo si xool de waaye baat bi si gën baatum huddan moom gisuma ko si mooy njub kon sunna ak Seexul Xadim fi mu tegoon sunna mooy nit ki bala moo mën a dundal sunna dëgg faaw mu sax si ak njub ñaareel bi mu ne képp koo xam ne aju nga si man na nga taqoog ak ragal yàlla waaye ak xam kon nee na ragal yàlla ak xam bu ànd ak xam Seexul Xadim nee na mënta ànd ak ragal yàlla kon da ngay taqu ak ragal yàlla ba noppi waaye ànd ak xam lam sa teg mooy nee na yéen samay mbokk samay taalibe bu leen di bëri ak fo ndax fokat ak rëccu ëllëg kese la wala tukassir lahiban fatan dama kon li tax may indi lii mooy Seexul Xadim tënk naa daal li mu nekk ak maanaam diggante moom sallallahu alayhi wa sallam waaye lum ñu dénk ñun taalibe yi ñu sax si mën a sax si roy sallallahu alayhi wa sallam mën a xeeñtu sallallahu alayhi wa sallam ba mën a tax si ay njubam moo tax may indi dénkaane li mu ne waxaat ba tey ne na ngeen muñ bu ne muñ nag si ay balaa wala moo xam ay tawat la ngeen muñ ko rafet ndax Seexul Xadim muñ moo ko yeggale fi mu yeggale ndax isa sakkaru salikal mabita wa zalikal amina wa sabab kon bu fekkoon doon ànd ak muñ ak gëm yàlla gu wóor ak maanaam sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey lii mu am du ko am kon mu ne leen taalibe da ngeen sax si muñ moo xam bànneex la moo xam naqada neen ko def bi si topp mooy nee na ngeen sax si ak noppi lu am solo mbokk taalibe yi law kaana al kalaamu min al fiddati law kaana as-sukuutu min az-zahabi nee na yéen ngeen xam ne wax bu nekkoon xaalis kon noppi mooy doon wurus ba safaanam ba kon nee na mbokk taalibe yi nga xam ne yéen a ma yaakaar bu ngeen bëggee raw si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ngeen sax si noppi te wàccandi ko wax ju bari ndax kat wax bu doon xaalis noppi mooy doon wurusam mu teg si neneen na ngeen góorgóorlu si sàkku xam-xam saa bu ngeen nekkee ndaw ndax kat waxtu ndaw dafay wees la ko waaj waxoon sax maanaam ndax jul xadaay nee na dama jommi ndax ba ma nekkee xale lépp lu ma jàng dama koy mokkal waaye bu ma nekkee mag lépp lu ma jàng balaa yàgg ma fàtte ko mooy bind si maanaam si tooy maanaam si ciment bu tooy ak mag bi jàng mooy ki nga xam ne day bind si ndox loolu yàgg naa koy wax mu waxaat ne du ngeen am mukk agum may du ngeen làq may mukk Seexul Xadim képp ko xam ne yaakaar na ma képp ko xam ne mi ngi ray si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na feek saxut ak muñ goo xam ne muñ gu sax la nekk nit mujjug ñàkk pexe dem ba amatoo pexe nit ku la ëpp doole dina la tay pes mu leen la boo fayoo mu ray la nga ne naa muñ kooku nekk nee na muñ da ngay muñ goo xam ne leer na la laal muñ ko rafet nee na ab jullit wala ab taalibe nee na day muñ ko rafet
bi des mu ne nee na yéen maa leen dénkaat sama mbokk taalibe yi na ngeen wàccandi ko ak tayal kon tayal képp koo xam ne tayal na du la ak maasa mukk fu mu toll day ñeetaange du am xam-xam du am maanaam du autonome comme ni ko Sëñ Fall waxee léegi si wàllu économique te nee na am mujjit dafa doon autonome lu koy may nag nee na faw muy góorgóorlu bañ a tayal bi des mu nekk mu ne na ngeen soli lépp loo xam ne tere nañ la ko te ngeen maanaam ndëgër laayu lépp loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam indi na leen ko wa ma aataakum rasulu fa xusuhu wa ma naakum fa antoo kon nag sëñ Mademba ñu ngi yemale foofu kàddu yi di jégaluwaat baax a baax lépp loo xam ne rafet na si suñu borom la lépp lu si dëng suñu gàtt aliwala ak suñu ñàkk mën a wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Mbàkke ni nga indee maanaam sëñ bi ni mu nekkoon mu jaddit waaye nekkoon koo xam ne léppam sunna si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa mel ne sax wax na benn bayit boo xam ne dafa résoudre lépp rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maayi xururul yaati ak a wéradi ak a nekk ku ignorant wala ku xamul mooy ki nga xamante ni bëgg naa dugg àjjana te jaareelu lu ko ci sunna si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon jërëjëf sëñ Mbàkke dañuy ñëw ci sëñ Modou Thiam mu tënkal nu ak soxna Issa ndax xam naa sëñ Omar mi ngi jaabante rek boo moytul moom ay yëfi xéewal lay préparé mooy que ni li nga xamante ni sëñ Mbàkke wax na ko dafa mel ni sànq bi nga indee yéene ju baax ak wax ju baax dafa mel ne boo ko defee nag jëf ju baax nag day daal di ñëw te Cheikh Ibrahima Fall yaakaar nañ ne ñun day fi mu rawee góor yàlla yépp ba nekk baabul muridiina jëf kese la rawatina jëf ju baax nag moo tax jëf jël ñaq jariñu kon baatu jëf lu baax jooju ci diine lislaam ak ci sëñ Tuubaa ni mu ko jàngale boo nu ci mënee dikkal tënkal nu ko ñu jox soxna Issa daal di mën a yeewi jataay bi bismillah sëñ Modou. jërëjëf sëñ Mademba waa ndeysaan laaj bi am na solo lool waa mu mel ne daanaka wax ju rafet ak yéene ju rafet maanaam bii bi mooy jëf ju rafet jëf ju rafet nag pour nga mën koo def faaw nga am jikko ju rafet te jikko ju rafet moom mooy nit mooy diine islam même ci yeneen diine yi sax jikko ju rafet moo fay dominer moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi muy tagg yonente bi wa innaka la ala xuluqin azimin la ko wax yow kat daa mel ne maanaam jikko ya gën a kawe moom nga am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit moom waxaati na innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaaq man kat buñ ma yónnee liñ ma yónni lenn képp a tax ngir ma matale tedd ngay jikko yi maanaam kon fekkoon na fi ay jikko yu rafet xëy na waaye tedd ngay jikko yu gën a kawe la fi indi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom it subhanahu wa taala ma ngi wax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin yéen kat nit ñi dee leen rafetal ndax yàlla daa bëgg kuy rafetal te ñun ñëpp xam nañ liggéey gi ñuy liggéeyal sëñ bi maanaam jële ci cofeelu yàlla lañ ciy sàkku jële ci cofeelu sëñ bi te sëñ bi kum sopp suñu borom subhanahu wa taala dina la sopp kon ñu xam ne rafetal mooy lépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dina wax ba léegi ahabu nnaasi ilallahi anfaahum linnaasi nee na kii yàlla gën a sopp ci nit ñi mooy ki ëppal njariñ nit ñi te nit pour nga mën a amal njariñ nit ñi il faut nga am jikko ju rafet ak jëf ju rafet jëf ju rafet nag moom Cheikh Ahmadou Bamba abdullahi wa xadimu rasulihi ni ko sëñ Fall doon waxe maanaam jàngal nañu ko ci tënk rek ci tënk maanaam jikko ju rafet ci tënk mu gën a gaaw ndax waxtu mi ngi dem tënk na ko ci ñett yërëm ndaw fonk mag ak def ni sa morom nga def ko ni sa bopp ndaw noo koy yërëme maanaam bépp conseil boo am wala lépp loo ko mën a jàppale ci jamono ji mu nekk moo xam ci waxtu jàng la wala waxtu liggéey nga laabire ko dimbali ko ci comme ni nga xam ne bu fa baayam nekkoon wala yaayam noonu la koy jàppale waaye mag nga fonk ko fonk gi noo koy defee maanaam bu soxlaa ku ko liggéeyal nga liggéeyal ko bu dee mag la xëy na am na mag ñoo xam ne dañuy jël yenn âge yi duñ mën a déplacé wu yow nga jël nga volontaire maanaam di dox ci ay service am
même bu dee mag moomu ab jaam la maanaam esclave boo xam ne bu xeebu la bu doyee di waaye ni ko alquran waxee rek wala qad karram naa bani aadama yàlla daa teral doomu aadama ak maanaam situation bu mën di nekk rek yow na nga ko fonk waaye it nga def sa moroom ni sa bopp maanaam ki nga xam ne yéen a maase nga def ko sa bopp ndax Cheikh Ahmadou Bamba da koy wax mu ne na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëgg ñu jëflanteeg yow ndax loolu maanaam boo duggoon ci analyse bi lu xóot la da ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëgg ñu jëflanteeg yow waaye xëy na duñ mën a dugg ci foofu di expliquer ndax waxtu yi ma ngi kii waaye it ci tënk rek pour daaneel foofu yàlla suñu borom ma ngi wax inna ba'da zanni ismun nee na yenn ci njort yi bàkkaar la njort la wax xam nga njort rek bàkkaar la njort yu ñaaw bàkkaar la waxuma laa nag jëf ju ñaaw te lim ci teg bi mu waxee inna ba'da zanni ismun wala tajassasu daa wax wala yaghtab ba'dukum bi ba'din ba aaya ba jeex nee na kenn ci yéen bu muy jëw moroom xam nañ jëw du jikko bu rafet ndax nee na jëw ni ko yàlla suñu borom misaale maanaam mooy nga am sa frère wala sa sœur mu faatu nga tiim ko di xéewlu ci moom suñu borom loolu la ko misaale muy jikko bu ñaaw nga xam ne kon suñu borom subhanahu wa taala daa bëgg lool jikko bu rafet Cheikh Ahmadou Bamba it ma ngi wax ba léegi ci nahju laa taltamis min uyubi naasi mastataru nee na bul di wuññu sutura nit ñi ndax booy wuññu sutura nit ñi yàlla xam na sa sutura te moo la suturaal te boobaa mën naa wuñ sa sutura te yàlla kat ku wuñ sa sutura bu soobee yàlla ñëpp daañu ko gis xam naa dañuy gàttal rek taxawal foofu di tuubaat bu baax ci kàddu yi di ñaanal bu baax ñi nga xam ne ñoom la seqaloon table ronde bi suñu borom defal leen tawfeex ak Serigne Mademba Thiam mi nga xam ne mooy modéré ñu ngi tuub bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Modou Thiam soxna Issa tout à l'heure elle parlait je pense en français de l'islam en tant que religion de concorde même si c'est une religion de paix aussi mais je pense que tout à l'heure vous avez brossé comme quoi que cet islam là on peut le vivre en France mais en évitant les amalgames mais aussi les extrémités c'est-à-dire éviter que nous vivions mais sans paix alors que nous avons besoin d'un islam mais dans une vie paisible. Donc, comment on peut faire en fait pour non seulement être en adéquation avec les lois et règlements de ce pays, mais comment on peut vivre de manière paisible dans cette France d'aujourd'hui? Merci Serigne Mademba. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons vu qu'il était comme l'a si bien dit Serigne Mademba, il est important de discuter de comment waaw ñu ngi jéggulu de moom mooy mujj wax waaye xëy na kàddoom ni muy waxee du mën a kii bu baax bu mënee rek may ko dimbale ko ngir yàlla ndax mooy mujj wax nii puisque table ronde bi après dafay jeex ñu xaw a wàññi tuuti kàddu yi pour mën a dégg li muy wax ndax xëy na baatam moo dul jote nu kawee buñ ko mënee déglu rek ngir jëmmi Sëñ Tuubaa xale yi nii tamit buñ mënee toog les enfants s'il vous plaît asseyez-vous boo mënee kii sëñ kii boo ko mënee yokkal tuuti asseyez-vous s'il vous plaît on va bientôt finir ou je vais vous sortir de la salle. Merci. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de discuter du fait qu'il est possible de vivre l'islam en France en évitant des extrémismes et les amalgames. Donc l'islam prône le bon comportement et la discipline, comme l'a dit Serigne Modou Thiam tout à l'heure, et ceci sont des recommandations du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces recommandations-là sont suivies, ils feront de nous forcément de bons citoyens et des gens exemplaires. Donc, comment devrait vivre un citoyen musulman dans la République française? La pratique religieuse est très compatible avec la République. La France est un État laïque. Je vais un peu m'arrêter sur ce mot-là. Parce que la laïcité ne devrait pas désigner un effacement ou un rejet du religieux, mais plutôt elle garantit la liberté de croire ou pas. Et cette liberté religieuse-là est protégée par la Constitution
et la Déclaration des droits de l'homme. C'est d'ailleurs la loi de 1901 qui permet la création d'associations culturelles et cultuelles, comme l'association qu'on a ici. Et on peut donc pratiquer notre religion, notre foi, librement, tant que cela n'intervient pas à l'ordre public. La prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage sont des actes fondamentaux de l'islam et elles sont parfaitement compatibles avec le respect de la loi, car ce sont des actes personnels. Et l'islam prône aussi la discipline et le respect des règlements, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que celles-ci ne contraignent pas notre foi directement. Elle prône aussi le respect du voisin et de l'espace public. Par exemple, si la personne veut prier et qu'on sait que prier dans l'espace public est interdit, et que cette personne-là a la possibilité de trouver une salle de prière ou un lieu de culte dans lequel il peut prier, l'islam le suggérerait de prier dans ce lieu de culte-là, puisque le fait d'effectuer cet acte-là dans l'espace public ou en privé ne change en rien la valeur de l'acte qui est la prière. Il en est de même pour les événements religieux, comme le Magal qu'on fait aujourd'hui. Comme c'est interdit, par exemple au Sénégal, il est possible de faire le Magal dans l'espace public parce que les lois du pays le permettent. Puisqu'on est ici et que c'est interdit de faire des manifestations religieuses dans la rue, c'est pourquoi le Magal est célébré dans les salles et les gens qui sont dans l'organisation font tout le temps de leur mieux pour respecter au maximum ce que le propriétaire de la salle met en place comme règlement. Et un autre exemple typique est la prière du Cheikh lors de son voyage en mer, comme l'a soulevé tout à l'heure Serigne Mbacké, Julli Géej gi. Et il y a un aspect mystique sur cette prière-là, mais aussi il y a un aspect comportemental qu'on peut en tirer. Il était entre deux obligations. L'obligation divine d'effectuer sa prière à l'heure pour ne pas désobéir à son Seigneur. L'autre obligation, c'était qu'il ne voulait pas faire du tort au propriétaire du bateau, qui lui avait signifié qu'il ne devrait pas prier sur sa propriété. Il a donc fait le choix de respecter les obligations envers son Seigneur et l'obligation envers le propriétaire des lieux qui était même hostile envers lui. Donc je crois que c'est vraiment un exemple qui est très applicable dans les situations qu'on peut vivre ici en France avec certaines interdictions. L'islam enseigne aussi le civisme et la solidarité, mais aussi le service rendu à la communauté. Elle enseigne également la droiture. Donc je cite ces différents enseignements-là pour juste dire que si on les applique, on peut vivre tranquillement dans ce pays sans avoir trop de soucis. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'islam recommande la droiture et le cheikh même disait que ce qui donne une conscience tranquille à une personne, ce n'est pas sa richesse ni sa connaissance, mais plutôt la droiture. Et la droiture, elle implique le respect des lois, mais aussi le fait de rester dans le licite. Faire un travail licite et respecter toutes les actions qu'on entreprend. Car certaines choses interdites par la loi le sont également par la religion. Par exemple, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est vol et tout ça. Et nous voyons bien qu'on peut vivre notre religion dans la paix, même s'il y a tout le temps des préjugés. Par exemple, l'extrémisme dont on entend souvent parler, et le cliché selon lequel l'islam c'est le terrorisme ou la violence. Or, Cheikh Bamba avait déclaré dans Massalikul Jinan qu'il ne faut être ni trop borné, ni être trop extrémiste, mais être dans le juste milieu. Il faut donc lutter contre ces préjugés-là en suivant son conseil et en évitant les mauvaises interprétations, comme ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas appliquer les lois islamiques à une personne qui
à une personne qui n'y croit pas, et ainsi éviter les amalgames. On peut aussi lutter contre tout ce qui est islamophobie et discours de rejet en ayant le meilleur comportement possible. Donc, en conclusion, je dirais juste que vivre l'islam en France, c'est affirmer que la foi peut être facteur de cohésion et de paix. Ce n'est pas la religion qui menace le vivre ensemble, mais l'intolérance, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne d'extrémisme religieux ou qu'elle vienne d'un rejet systématique du fait religieux. En finalité, c'est juste le respect mutuel qui est la clé pour une vie en paix et en concorde. Voilà, merci beaucoup Sokhna Issa. Je pense qu'on a fini la table ronde, mais juste si c'est 2 secondes pour résumer un peu en français, pas un résumé, je ne sais pas, extraordinaire, mais juste pour dire qu'on avait choisi pour cette table ronde un sujet sur l'islam de manière globale et le cheikh et ses enseignements dans cet islam. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que jamais n'a été plus intense ni plus légitime le sentiment de vivre une mutation sans précédent. Nous avons tous remarqué que les certitudes les plus fermes de notre société sont remises en cause. Les fondements les plus solides s'effondrent. Les lignes directrices de notre pensée s'arrêtent puis bifurquent. À partir de ce constat, une méditation et une réflexion s'imposent. C'est la raison pour laquelle on a pris ce sujet. Si vous voyez l'intervention, par exemple, de Sokhna Ndeye Fall, elle a montré comment l'islam a été et est toujours une religion de paix, mais aussi une religion de tolérance. Mais elle a mis en exergue dans sa deuxième partie ce pacifisme islamique que Cheikh Ahmadou Bamba vivait. Et c'est en cela même que Cheikh Ahmadou Bamba a réussi. Mais aussi, avec Serigne Fallou Mbacké, Cheikh Ahmadou Bamba et le tawhid, ou bien la notion d'unicité divine. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Cheikh Ahmadou Bamba a dit que partout où je suis, c'est la lumière prophétique et la lumière divine qui irrigue mon cœur. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut rien faire sans cette notion d'unicité, c'est-à-dire le fait de dire que demain, hier et aujourd'hui, tout ce qui m'arrivera, c'est du domaine divin. Donc c'est le tawhid, et que le voyage du cheikh même, tout le voyage du cheikh qu'on appelle aujourd'hui exil, pour célébrer ce Magal de Touba, repose sur cette notion de tawhid ou d'unicité divine. Cheikh Ahmadou Bamba l'a même bien expliqué, cette notion de tawhid, dans un de ses poèmes qui s'appelle Mawahibul Quddus, même s'il l'a brossé dans le viatique des adolescents, Tazawudu Sihar. Serigne Mbacké Sarr, quand il est venu, lui, il a mis le doigt, ou bien il a mis le point sur le vrai statut du cheikh, l'esclave de Dieu et celui qui est le travailleur ou bien le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Abdullahi wa Qaddimi Rasulihi. Donc toute son intervention avait accès sur Cheikh Ahmadou Bamba entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed. Bana li kulli man lahu wilaya ana wasilati huwa rasul. Donc après avoir montré qu'il était défenseur ou avocat de l'islam, il a montré que Cheikh Ahmadou Bamba, durant tout son exil et durant toute sa vie, tout ce qu'il avait, il l'a offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, si on va de loin, cette mission ne pouvait être réussie que si on a la bonne intention, la bonne parole, mais aussi la bonne action. Ce qu'on appelle yéene lu baax, wax lu baax ak jëf lu baax. Et pour terminer, il y a Sokhna Issa qui avait axé son intervention sur surtout l'islam en France, puisqu'on est en France. Cet islam-là, qui est un islam de concorde, de cohésion nationale. Si c'est entre le musulman et le catholique ou bien le juif, il faut bien revivre ce qu'on appelle lakum dinikum waliyadin, à toi ta religion, à moi ma religion. Et si c'est entre les communautés, parce que la France peut être aujourd'hui considérée comme un melting pot, c'est-à-dire un creuset de races et de religions. Nous vivons cet islam aujourd'hui,
avec les Arabes, mais avec aussi le reste de l'Afrique noire. Mais nous vivons aussi cet islam avec une bonne communauté islamique asiatique en France. Mais en dehors de cette vie-là, en concorde et en communauté, il y a des conséquences qui peuvent nous diviser. C'est quoi? Le soubassement, je veux dire, c'est cette notion d'extrémisme, mais aussi c'est cette notion d'interprétation malsaine, c'est cette notion de l'islam, ce qu'il a fait, non seulement c'est sacré, mais ça doit être extrême. Alors, comme elle l'a bien rappelé, dans les itinéraires du paradis, ne sois jamais extrémiste, ne sois jamais borné, mais sois juste au milieu. Foofu laa ni arrêté kaddu gi comme sëñ Fallou Mbacké moom moo fi nekk sunu sang moo bu mujj bi moo koy yëkkati nga ñaanal laaleel jataay bi ñu dund tamit màggal gi noo xam ne dañ ciy làq ngërëmal yàlla ngërëmal yonent bi ak ngërëmal sëñ Touba. Lu ci dëng nag ñu ngi jéggulu ñun ñoo xaw a bëri wax rek di ci tuub bu baax a baax waaye ñii ñu nekkal day wax dëgg yàlla ku déglu kàddu yi ñuy wax li nga xam ne ñoom maanaam def nañ ci ay recherche te indee nañ ko maanaam ci nu rafet kon yal na leen yàlla fay ci barke Cheikhul Khadim ñu yàgg a màggal yàgg koo defee ni ko sëñ bi bëggee mooy képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi ñëwatee nag ma santale yàlla sunu borom waaye ñu ànd kook sunu communauté boo xam ne sunuy mbokk lan ñoo bokk lépp ci mam maaram muy communauté Tidiane bi ñëw nañ wasifa nañ bokk nañoo ak ñun sunu màggal gi waaye indaale barkeer luy takku ak tamit les association des Sénégalais de l'Hérault gi nga xam ne ñoom it ñëwee nañ doole bokk kook ñun moom daal saa su nekk ñu ngi koy bokk ak ñun cohésion boobu nag yàlla noonu yàlla dimbali ba mu sax dàkk ci darajay Xaadimu Rasuul sëñ Fallou le mot de la fin ñaanal bu ko defee dafa mel ne kuréel gi daal di jël bismillah. jërëjëf Serigne Mademba ñu ngi lay